liggéeykat yu bëri seen àq ak seen yelleef seeni liberté salfaañe nañ ko ci Abass Ndao ci mine d'or yi nekk Kédougou Mako ak feneen CGO ak yeneen société salfaañe nañu fa liberté syndicale yu bëri salfaañe nañu aussi àq ak yelleefu liggéeykat yi ca Grand Moulin APS la fa am musiba la secrétaire général lu syndicat ñu suspendre ko ci salaire am ak ci liggéeyam suspension bu amul ab boobu sanction kenn xamul lan la te loolu coalition bi mënu ko nangu dàq fa ay jigéen yu nga xam ne jàpp nañ ne ndax mi ñu leen dàq jaaduwul coalition bi sol dàllam pour waxtaan parce que ñun jàpp nañ ne secteur privé bëri na coow feneen bëri na coow waaye li état bi contrôlé muy APS nga xam ne ça relève de l'état jàpp nañ ne war nañ fa mun a am jàmm ñu sol suñu dàll dem di waxtaani mais waxtaan woowu antul parce que directeur bi daanaka daf ñoo toroxal te jàmm rek lañ bëggoon. kon tey jii coalition bi jël na dossier APS boobu dina ko saytu bokk na ci li nga xam ne mooy jur suñu marche ak violation yi ma wax léegi kon jàpp nañ ne. Code du travail bi nga xam ne aussi ñu ngi ci indi ay xalaat ne dañ koy seetaat coalition bi nee na am na lu nga xam ne buñ koy yëkkatee dina indi jàppante ndobboy baat am na lu nga xam ne buñ koy indee dina indi jàppante ndobboy baat ba tax na dañu bëgg réforme yooyu mu bañ a nekk réforme yu nga xam ne day lor emploi bi réforme yu nga xam ne day anéantir emploi bi bëgguñu flexibilité bu àndul ak protection sociale intégrale mënuñu wax flexibilité saa yoo bëggee dàq saa yoo bëggee jëlaat droit yi wàññeeku lépp wàññeeku te protection sociale intégrale amul chômage technique amul réew yi def flexibilité bu ñu dàqee liggéeykat balay amaat beneen liggéey dañ koy fay lu ko mën a dundal moom ak njabootam kon réforme yi nañu sécuriser emploi nañu sécuriser protection sociale u liggéeykat yi jàpp nañ ne su loolu amul coow dina bari IPRES am na lu fa xew te mënuñu ci noppi mënuñu ci maandu IPRES la fa xew dañu bëgg ñu leeral ko dañu bëgg aussi institution boobu ñoŋ ba tax na ñu ngi interpeller autorité IPRES mais également autorités yi nga xam ne suñu ministère de tutelle pour que la xew IPRES détournement ya fa xew ñu leeral ko te mu bañatee am ñu sécuriser fonctionnement IPRES ba tax na liggéeykatu Sénégal coalition bi représenté leen gis nañu ne liggéeykat yi sonn nañ lool emploi bi mi ngi en péril malgré effort yi état bi def am na ci ay njaatige yu nga xam ne ñu ngi profité ci Covid bi di régler seeni compte personnel gis nañ aussi ne liggéeykat yi nga xam ne bokk nañ ci ñi gën a saytu mbas mi muy njàng mi ak jàngale mi di liggéeykatu hôpital yi ñi nekk ci santé bi seen taxawaay ci mbas mi aussi coalition ba nga koy rafetlu di leen ñaaxaat waaye it di wax état bi ne bu yi passé nañ toog wax ak secteur yooyu parce que secteur yooyu secteur yu bëri ay tawat lañ loolu bokk na ci li tax coalition bi ne mënul ñàkk ñu teg plan d'action taxawu liggéeykat yi violation yi perte d'emploi yi économie bi bëgg a nërmeelu revendication yi ajoon campagne agricole bi mal organisée li xew compagnie sucrière emploi yi dañ ko menacé ba tax na jàpp nañ ne dinañ organiser marche nationale bu jotee dinañ leen ko informer dan jàpp nañ ne aussi dinañu tënk li nga xam ne yépp mooy tawtu liggéeykat yi ci réew mi def ko plateforme déposé ko te bu ñu ko déposé dàquñu aussi déposé wàllu préavis de grève tey jii daal takk nañ suñu dégg pour taxawu liggéeykat pour gën a taxawu liggéeykat Sénégal ci mbas mi ak ci jafe-jafe yi ñuy dund ak aussi violation yi nga xam ne dañuy salfaañe seeni liberté. sunu nekkinu tey rek ci biir pandémie bu ñu xaymaa def évaluation def nañ ko sax ak ministère du travail def évaluation maanaam impact Covid bi ci biir entreprise ci biir liggéeykaay yi
ak liggéeykat yi loolu bu ñu ko xaymaa gis nañ ni am na ay mesures yu bari yoo nga xam ne gouvernement bi ak partenaires sociaux yi waxtaane nañ ko appliqué nañ ko ci biir këru liggéeykaay parce que bu ñu fàtte ni première ordonnance bi nga xam ni président de la république moo ko jël ci biir loi d'habilitation bi muy loi 001/2020 du 8 avril 2020 kooku centrale syndicale yi ñoo ko diis président de la république mu jël ko pour protéger liggéeykat yi parce que lu ñu doon bañ ci période boobu bu ñu commencé lii ci wàllu crise bi dina law ba ëllëg ak si biir mën na jural ay problème liggéeykat yi loolu moo tax ñun ñu anticiper loolu nag ci diru maanaam loi d'habilitation lañ ko jëloon ñu appliqué ko ci la secrétaire général Cheikh wax ak Elimane li andi 70% maanaam bu ñu demee chômage technique dinañ la assurer garantir la 70% c'est ce salaire loolu central yi ñoo ko xeex am ko léegi nag dañu def évaluation loolu parce que fi mu nekk nii loi boobu dafa am jeexit léegi ñu war a reprendre moo tax ñuy alerter ñu ni situation bi mi ngi law nag mi ngi gën a aggravé surtout ñu ngi wax deuxième vague moo tax ñuy anticiper pour alerter les autorités que nu ñu jëlaat mesures yooyu ñu tegaat ko ci kaw table bi sinon liy raam ci ñag ba la jëm parce que loolu aussi alerte loolu mooy suñu rôle aussi suñu mission dénoncer suñu mission la action nag bala ngaa dóor mu dal nag day fekk nag nga wax ñu bañ la déglu nga soog a dóor mu dal dafa naa ne loolu am solo la mais ñiy wax ni peut-être xaj na bilan action syndicale lu ñu ignoré mais avant Covid bi di ñëw mais centrale syndicale yi dañu am ay acquis loo xam ni négociation collective moo ko andi ñu signé une convention collective nationale interprofessionnelle pour mu law ci secteur yëpp maanaam travailleurs Sénégal yëpp mën ko bénéficier wu. mais kooku loolu wax kooku c'est un acquis de taille kooku kuy wax ni liggéeykat yi dañu tumuranke wala gisuñu xanaa peut-être dafa xamul. Hausse généralisée des salaires en janvier 2020 mais kooku centrale syndicale yi ñoo ko signé ak njaatige yi ak gouvernement bi SMIC bi nga xam ni le salaire minimum interprofessionnel garanti augmentation de 60% ba nga xam ni ba ñu gëjee am SMIC ñu koy augmenter depuis 1996 tey jii ñu xeex ba ñu augmenter SMIC bi. ak revaloriser pension yi mooy ñuy def bilan tamit dama naa yaakaar ni xañ na da ngeen xaw a sori tuuti centrale syndicale yi di xam li xew ci biir yaakaar na ni c'est un bilan largement positif. maintenant dañu nekk ci contexte de crise li ñu waral mooy ñu alerter fexe ba ëllëg ak si biir entreprise yi ñu mën leen aar liggéeykat yi tamit ñu mën leen aar parce que suñu rôle mooy protéger liggéeykat yi loolu moo waral ñuy ñaxtu parce que dañu bëgg ñu dégluñu ñu wooñu ñu mën a toog ñu jéem a saytuwaat situation bi bu ñu war a dàbbaliwaat même ordonnance boobu ñu dàbbali ko dafa naan ay perspectives la ñu dessiné dafa naa ni loolu daal mooy li nga xam ni tey jii moo ñu fi réunir di leen gërëm di leen sant